Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokk yi ñuy seetaan sumay xarit sumay soppe sumay am di jàmm, maa ngi leen di nuyuwaat bu baax, di leen ziyaara, di leen baalu ax te di leen ko baal, di amaan mbégte àndaat ak yéen ci direct yi ñuy def wala 30 minutes de direct yi ñuy def comme ni ko Khalil Thiam di waxee, wala yenn 20 minutes yi nga xamante ne dañuy ànd ak yéen pour waxtaan ak yéen ci suñu bébé projet boobu ñu yor bi ñuy wax ne un arabisant, un projet, un financement. Tey nag mbokk yi maa ngi ñaan ci yéen, dama leen ko ñaan nag tey képp koo xam ne mu ngi seetaan live bi nga partagé ko, parce que li ma bugg a wax dafa am solo lool jëmale ko ci suñu mbokku arabisant yi, wala jëmale ko ci sénégalais yi nga xamante ne yàlla def na ne ñu ngi ñuy topp, wala jëmale ko ci sénégalais yi nga xam ne am nañu cofeel ci njàngu arab, wala jëmale ko ci yenn mbokku arabisant yi nekk ci biir Sénégal te yàlla dogal na ne ñu ngi dégg projet bi nga xamante ne moom la ñu porté di ci liggéey depuis des années wala depuis des mois, ñu ngi koy suivre ci télé ak rajo yi. ñu bëggoon ñëwaat ak ñoom ci loolu, donc di ñaan képp koo xamante ne yaa ngi ñuy topp ak foo ñu mën a dabee, ñu ngi sàkku ci yow nga partager live comme ni ma ko waxee sànq. Gis ngeen li nga xamante ne en fait moom la ñu jiital ci kaw, tudde ko deuxième étape de la tournée nationale des arabisans. di sàkku ci mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ñuy topp, ku ko mun a partager nga partager ko, ngir que li nga xamante ne moom la ñuy waxtaane dana am ñu ci jariñu, wala ñi nga xamante ne projet bi ñu yor dese na leer ci seen bopp, yàlla def am luñ ci fore. Bu amee aussi ci biir live bi ay question yoo xam ne bu ngeen ko laajte, incha allah bu ngeen ñu ko laajee dañ ci wax. fi may njëkk rek, comme ni ngeen ko gisee ci titre bi ni ma ko titré, deuxième étape de la tournée nationale des arabisans. ku ci nekk ci yéen gis nga ne depuis ñu commencé mois de novembre dañuy liggéey ci luy tolloog, dañu amoon programme di liggéey ci projet boo xam ne programme de 4 étapes. bu ngeen xoolee première étape bi ñu ngi ko tuddee woon KTG, maanaam programme Kolda Kédougou Tamba, KTG. loolu moo nekkoon première programme bi, première étape bi, première programme bi ñu ngi ko tuddee woon KTG, maanaam Kolda Tamba Kédougou. programme yooyu noonu dañ ko doon liggéey ci li ñuy tuddee les 6 lettres, maanaam 6 lettres yooyu mooy ban, mooy bi ñu naan MGOFODF. maanaam région bu ñu dem li ñu fay def mooy mobilisation, communication, orientation des arabisans, formation, financement. Mobilisation, communication, organisation, orientation, formation, financement, muy 6 lettres. donc KTG bu Kolda Tamba Kédougou ci lii lañ ko tënk. par exemple bu ñëwee ci benn région dañuy fexe xool fa ñi nga xamante ne ñoom ñooy di les arabisans. bu ñu nee les arabisans nag mooy ki nga xamante ne da nga jàngal làkkum arab wala di ko jàngale, moo xam daara nga yor, moo xam école arabe nga yor, moo xam chef religieux nga, moo xam imam nga, mais ci li ñu naan culture arabo-islamique ci ngay liggéeyee, ñooñu ñooy li ñuy naan les arabisans wala les arabophones, comme ni ko gaa yeneen di ko waxee les arabisans, les arabophones. bon am nañu ci kii mais benn la. almuhim mooy ñi nga xamante ne ñoo jàng làkkum arab nekk biir Sénégal. tey boo jëlee premier programme bi mooy KTG, maanaam Kolda Tamba Kédougou, biñ ku nekk ci yéen gis nga ne bi ñu demee Tamba
premier programme bi ñu demee Kolda moins lan lañ fa def wax naa leen 6 lettres def nañu fa li ñuy naan mobilisation def nañu fa li ñuy naan communication def nañu fa li ñuy naan organisation def nañu fa li ñuy naan orientation def nañu fa li ñuy naan financement yàlla dogal day dogal bu ñu demee ci benn département wala benn région comme ni ma ko waxee sànq li ñuy njëkk a def mooy dajale ñi nga xamante ne jàpp nañ ne ay arabophone lañu jàpp nañ la ay imam lañu ñu daje ci benn hôtel ñu waxtaan ku ci nekk ñu joxe ay parole def thème waxtaan ku ci nekk joxe xalaatam gannaaw bi ñu dajee mobilisation am na bu ñu paree ñun ci li ñu am comme des informations ñu def communication ci yenn thèmes yi ñuy def mooy thème de sensibilisation maanaam sensibiliser leen ki nga xamante ne daara la yor ñu fexe waxtaan ak yow boo bëggee récépissé boo bëggee daara moderne fan ak fan ngay jaar bi am kayit yooyu nga soxla ki nga xamante ne organisation la bëgg maanaam dafa bëgg ci mouvement bi commune am wala département naka la ñuy def ba mouvement bi installé foofu ñu fexe boole ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu organisation ñu dem fekk leen fi ñu nekk ci commune yi ñu nekk ñu organiser leen mu am président vice président trésorier secrétaire général ba nga xamante ne ñoom seen bopp foofu ci seen commune bi ñu nekk danañu fa mun a daje di doxali seen mbiru bopp bu ñu jógee ci loolu dañuy def li ñuy naan orientation maanaam arabisant bi wala arabophone bi nga xamante ne dafa am ay diplôme am wala dafa am ay kayit yu mu bugg a wut wala dafa am ay jafe-jafe ci wàllu extrait wala dafa am ay jafe-jafe ci wàllu kayit wala dafa am ay jafe-jafe ci bugg a jàngi nan lay def bi am bourse ñu orienté ko ci structure yi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoom ñoo yor li nga xamante ne mooy en fait li nga xamante ne moom mooy li mu soxla tey par exemple bu dee dafa soxla bourse dañ koy orienté direction des bourses bu dee ki nga xamante ne dafa soxla formation ban genre formation la soxla ñu fexe ñu orienté ko ci structure boobu nga xamante ne moom mooy def formation yooyu en fait bu dee dafa soxla lu jëm ci wàllu financement ñu orienté ko ci structure de financement yi nga xamante ne moom moo fi ne wala ñun en personne ñu fexe jël ko intégré si suñ biir xool ndax am na projet wala idée projet la am wala moom dafa bëgg rek jàng na ba pare en fait dafa bëgg am lu mu def ñu jàppale ko dimbale ko ba mu am ay financement en fait ci structure yi fi état teg lu ci mel ni DER ak yu mel noonu donc loolu mbokk yi mooy programme bi nga xamante ne ñun depuis ñu départ au début ci loolu la ñu nekk loolu mooy en fait esprit wala concept li ñuy naan un arabisant un projet un financement gannaaw bi ñu ko amaree li ñuy naan concept bare dañ ko teg ci des programmes 4 programmes premier programme bi mu ngi tudd KTG maanaam programme Kolda Kédougou Tamba bu ñu fa demee li ma wax sànq moom la ñu fay def 6 lettres yi nga xamante ne moom moo composé programme bi mooy mobilisation communication organisation orientation formation financement donc jàpp nañ ne jafe-jafe arabisant yi tey ci biir Sénégal ci 6 lettres yi la tënk mooy benn du ñu daje ñëpp xàmmee nañu loolu boo waxee ñu ne arabisant yi bariwu leen parfois sama collègue yi wala suma xat dañ ma koy tooñee naan oustaz yéen bariwu leen en fait tey imaginez-vous chaque année depuis 2016 ba léegi 5154 danañu def bac arabe depuis 2016 waxuma ko office des bac a ko wax ku ko neex mun nga dem vérifier ko 2017 jàpp 2020 bii ñu nekk 12000 ni may faral di ko waxee de jeunes wala ëpp na ko ñoo xam ne am nañu seen bac ba pare wala am nañu as toute formation ñu ngi wut liggéey te amuñu donc mbokk yi loolu moo tax sénégalais yi dañu war a xam ñun li ñu def lan la fowuñu en fait li ñuy def liggéey la dañu fexe ñun dañu bokk ci sénégalais yi fii la ñu jàngee juddoo fi suñuy waajuru juddoo fi màggee fi ñu bu am fu ñu bokk donc am lu ñu jàng ñun wax damay faral di ko wax ni jànguñu espagnol jànguñu portugais jànguñu suñu wax arabe lañ jàng en fait arabe boobu ñu jàng war nañu ci mën a liggéey même bu ñu état wutalul liggéey en fait war nañu mun a organiser suñu biir xool ci ku nekk li nga xamante ne da nga ko mun a demal sa bopp loolu moom moo indi programme bi nga xamante ne moom lañ leen di présenter sànq ñu ne leen ko 4 programme la 6 lettres premier programme bi wax naa ko sànq mooy Kédougou Kolda Tamba yàlla def na ne def nañu ko bi ñu fa demee li ma leen wax moom lañu fa def mooy mobilisation
communication organisation orientation formation financement donc ñu bàyyee ko maanaam bureau local bi fa ne département bu nekk yàlla dimbale nañu am nañu fa coordination départementale d'ailleurs ñu ngi félicité ci département yi nga xamante ne jot nañu fa dem ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne en fait ñu ngi koy def bu ñu jógee ci bi ma wax sànq mooy KTG maanaam Kolda Tamba Kédougou am na deuxième programme boo xamante ne moom la ñu war a def mooy 2KF bu ñu nee 2KF mooy Kaffrine Kaolack Fatick Kaffrine Kaolack Fatick 2KF donc tey je pense que ne li arabisants yi nekk Kolda li ñuy soxla du bokk ak arabisants yi nekk Kaolack soxla arabisants yi nekk Kaolack li ñuy soxla du bokk ak arabisants yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Kaffrine li ñuy soxla d'ailleurs foofu li nga xamante ne moom laa waxoon sànq moom la ñuy dañuy defaat mobilisation defaat orientation defaat formation defaat financement donc ñu xool ci biir arabisants yi nekk ci 2KF parce que aussi foofu dafa nekk milieu boo xamante ne bokk na ci milieu bu ëpp des arabophones mooy 2KF mooy Kaffrine Kaolack Fatick ci diggante ñetti région yooyu tey jàpp naa ne ci région yu gën a bëri li ñu naan arabophone ci la bokk donc ñu xool foofu lan lañ fa war a def gannaaw bi ñu defee li ma wax sànq mobilisation communication organisation orientation formation financement mooy ci programme bi ñuy wax 2KF bu ñu jógee ci loolu d'ailleurs danañ def li ñuy naan DTM maanaam loolu mooy troisième programme bi mooy Diourbel Thiès Mbour Diourbel Thiès Mbour tey ku xool Diourbel région de Diourbel ku ne Diourbel ne Bambey ku ne Thiès ne Tivaouane ku ne Thiès ne Mbour ñu xool Diourbel Thiès Mbour ci diggante boobu nga xam ne soreewul ñu xool foofu aussi ci troisième programme bi danañu fa def mobilisation danañu fa def organisation danañu fa d'ailleurs organisation am na danañu fa def orientation danañu fexe aussi def fa des formations danañ def fa ay joxe fa aussi ay financement loolu mooy troisième programme bu ñu jógee ci loolu danañu ñëw ci en fait ci quatrième programme bi wala ci quatrième programme bi 6 programme la danañ ñëw ci quatrième programme bi mooy li ñu naan 2LT mooy lan mooy Louga Linguère Touba yooyu jàpp nañ ne bi ñu defee suñu étude bokk na ci première place des régions yoo xam ne ñoom ñoo ëpp des arabophones du Sénégal Louga Linguère Touba mooy 2LT foofu aussi yàlla def na ne bi ñu demee Louga gis ngeen ko yéen ñëpp gis ngeen ci hôtel Kawsara bu Louga programme bi ñu fa def li ma wax sànq moom lañ fa doon def mooy mobilisation sensibilisation orientation formation financement donc loolu mooy li nga xamante ne mooy projet bi nga xamante ne ñun ci la ñuy liggéey mooy programme bi nga xamante ne ci la ñuy dox bu ñu jógee ci en fait ci quatrième étape bi danañu ñëw ci cinquième étape bi ñu naan boobu nag jàpp naa ne mooy étape bu ëpp solo ci étape yi ñuy def mooy DGPR maanaam boobu buñ ko waxee mooy Dakar Guédiawaye Pikine Rufisque Dakar Guédiawaye Pikine Rufisque ñu xool arabisants yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci 4 départements yi naka la ñuy def ba jàppale leen ci comme li ñu wax sànq mooy ci wàllu orientation ci wàllu formation ci wàllu financement orientation nag bu ñu ko waxee boo bëggee ubbi sa entreprise ci orientation la bokk fexe jàppale la yóbbu la APIX ubbil la entreprise nga créer sa entreprise nga dem wuti financement dem defali sa bopp formation ci la bokk formation da nga am benn diplôme da nga bëgg a yokk sa xam-xam ci ban domaine ci ban structure de formation nga bëgg a def ñu jàppale la accompagner la yóbbu la ci structure boobu
nga mën a def sa formation ni mu waree. tey jàpp nañ ne ñi nga xamante ne ñoo ëpp jafe-jafe ci biir Sénégal mooy ñi nga xamante ne en fait dañu jàng arab loolu moom nañ ko waxan te wax ko de dee ñi ëpp jafe-jafe ci biir Sénégal mooy ñi nga xamante ne li ñu woowee les arabophones te ñoo fi ëpp nag wax naa ko sànq ci li ma xam man depuis 2014 ba léegi wala 2016 si vrai boo xam ne mun nañ ko vérifier chaque année office de bac dana recevoir luy tolloog 5154 nouveaux bacheliers yoo xam ne dañuy def bac chaque année plus de 2400 danañu am bac en arabe te ñooñu ñëpp bu ñu amee bac ba pare képp ku ci mënul français sa njàng day yàqu. mbokk yi loolu ku mu tiitalul ku mu jaaxalul war nga aussi xoolaat sa bopp bu baax. moo tax ñun wax dëgg yàlla liggéey bi nga xamante ne moom la ñu ngi koy def yàkkamtiwuñ ko ñu ngi ciy woo ñëpp nag. wax dëgg yàlla ñu ngi ciy woo képp koo xamante ne arabophone nga di ci woo suñu magu daara yi maanaam suñu kilifa yi di ci woo kilifa diine yépp képp ku ci mun a dugal sa loxo ci li ñuy def nga dugal si sa loxo xuloowuñu xeexuñu tàndaasuñu kenn ñun liggéey lañu bëgg suñ ñu ci jàppale liggéey bi mooy lan comme programme bi ma wax fi sànq mooy programme KTG bi programme 2KF bi programme DTM bi programme DGPR bi programme DLT bi ñu fexe na ñi nga xamante ne mooy 5 programmes yi ñu yor ñu fexe ko réaliser di fii ak at yiy ñëw mënut yomb nag parce que secteur la boo xamante ne depuis 1960 ba léegi bu ñu fàtte la kenn boolewu ko kenn geestuwu ko kenn bàyyi ko xel kenn waxul ci secteur boobu mooy le diplômé en arabe ñun nag bu ñu ñëwee ñu ne secteur boobu dañ cee bëgg a dugal suñu loxo jàppale ko mu avancé du yomb donc moo tax ñu ngi ci woo ñëpp di ci woo arabisant yëpp foo mun a doon koo mun a jàppale parti politique boo mun a doon am nga xorriya bokk ci mais yaxayti ngir yàlla li ñu bokk nañ ci fexe liggéey képp ku am programme bu nice bu rafet boo xam ne lii kat buñ ñun yëpp buñ ci dugalee suñu loxo mu dox ñun ñëpp ñu dugal ko suñu loxo man damay fàtte ko yàlla xam na ko xanaa ma ñàkk a yëg bépp arabophone wala bépp association wala bépp mouvement bu am initiative def dara mu jëm ci arabisant yi même bu dee benn arabisant moo ciy bénéficié wu man danaa ñëw jàpp ci ñi ma àndal aussi danaa leen woo ñu ñëw ñu jàpp si parce que loolu mooy combat bi solidarité yi ñuy dem di ko joxe feneen nañ ko joxe suñu biir en fait d'abord nañu solidaire suñu biir ñu jàppalante surtout les jeunes ñu nga xamante ne ñoom ñoo bokk génération nañu doon benn nañu doon benn lii ñu teg ngir yéen la lii ñu teg nii di ci liggéey ngir yéen la suñu projet bii pour des arabophones ngir yéen la donc ni may faral di ko wax li état bi di joxe wala li état bi di séddale wala li ngeen moom bu leen xaar kenn di ñu leen ko jox da ngeen di dem ngeen laaj ko moo tax li ñuy def ñuy dem di ko laaj di fexe aussi gouvernement bi fi ne mu gën a bàyyiwaat xel arabisants yi ci loolu lañ nekk di liggéey d'ailleurs bu ñu waxantee dëgg li fi jota gouvernement bi fi mu ne son excellence le président Macky Sall li mu fi jota defagun ci arabisants yi amul benn président bu ko fi musa def amul loolu moom fu ñu nañ ko wax te dee mbokk yi yàlla moom dëgg rek la bëgg li mu fi defal arabisants yi li ci mujj ci concours élève maître bi 500 arabophones ñu jël leen ñu dem ñu jàngale musta am ay 100 ay 250 yokk nañu quota bi loolu lu ñu war a rafetlu la beneen bi tey un arabophone nga am diplôme en arabe taxaw ci benn structure di laaj financement ngay jot financement mbokk yi loolu lu mus fi am dañu xamante dëgg en fait mus fi am lu ñu rafetlu la donc tey un arabophone am diplôme en arabe ñu ne la bac bi nga am état reconnaître na ko fépp foo ko présenter valable na mun nga ko déposer ci concours yëpp donc même bu laajee ay yenn joyant yu ndaw yi mus fi am lu ñu war a rafetlu la li ci des nag mooy ubbil nañu buntu bi ñun ñoo war a mën a dimbale suñu bopp ni ñuy dimbale suñu bopp mbokk yi ñu doon benn nañu jàppalante yàlla tax nañu yërëmante nañu joxante loxo nañu moytu xolu kiñaan bi nekk ci suñu biir nañu moytu loolu ñëpp a ngi avancé ñëpp ñu ngi jëm ci kanam ñëpp ñu ngi jëm ci kanam ñu nit dañu fexe ñun nu ñu doonee benn mun a dem ci kanam loolu nag mooy ku nekk li nga mun ñu nangul na ko ku nekk li nga mun ñu nangul na ko man wax naa ko waxati ko benn contrat laa am ak président Macky Sall benn contrat du ñaar du ñett depuis ma milité ci partem di ko jàppale
depuis que 2008 jàpp 2009 ba jooni yàlla tey bi musuma wax ci beneen programme bu dul programme des arabisants ban nañu ko ñu nekk ci parti bi yàlla xam na ko ñëpp arabophone rek lañ maye wala oustaz ku leen neex laaj leen parce que man fu ma fa taxaw ak fu ma mun a dem waxu arabisants yi laa fay wax ba bañ nañu ko ñu bari arabisants lañ may wooye te loolu nag bëgg bi la te mënuma bu ma fa waxoon leneen bu dul loolu mooy war naa ñi nga xamante ne ñoom en fait laa bokkal li ma jàng loolu nag jàpp naa ne ku ci nekk ci ñun moo ko war a tiitaroo nañu bàyyi parloo gi bàyyi yaa ma neex bi nekk ci li nga xamante ne mooy suñu intérêt lu mu yàgg-yàgg dañu fi jóge damay faral di ko def ñun mënuñu fee def lu ci oustaz Si Lamine deful mënuñu fee def lu fi oustaz Bamba Ndiaye deful dañuy jéem rek mais jéem boobu ñuy jéem yéen it da ngeen cee war a mën a jàpp fu arabisant ne tey yàlla dimbale nañu mouvement bi mu ngi ci 45 départements yépp tey fu nit ne boo ñu contacter ne da nga bëgg a xam fi ma nekk ñan ñoo fi représenté mouvement bi danañu la jox numéro ki fa ne nga jokkoo ak moom bu dee liggéey rek moo la soxal donc loolu mooy kàddu yi nga xamante ne tey buggoon naa ko indil mbokk yi gëj nañu def laa fi mel ni parce que ñun ñoo leen ko digoon ku nekk xam na ne dëkk bi fan yële ñu weesu neexuloon moo tax ñu arrêté woon ko nekkoon ci ay yeneen programme mais incha allah tournée yi ñu doon def danañ ko reprendre du yàgg dara képp koo xamante ne ñëwaguñu woon sa département wala ñëwaguñu woon sa région na nga préparé fexe xool ki fa ne incha allah ngeen joxante loxo ngeen jàppalante pour que li nga xamante ne mooy projet bi ñu yor suñu loxo ñu mën koo réaliser comme ni ñu bëgg di ci profité nag di ñaax son excellence le président Macky Sall mu gën a bàyyiwaat arabisants yi xel ñu ñaan le président Macky Sall mu gën a bàyyiwaat arabisants yi wala arabophone yi xel ci réew mi la ñu jànge fii la ñu juddoo am nañu xam-xam différence bi rek dañu jàngalu leneen jàngul vraiment sultaan maa ngi lay nuyu macha allah loolu rek moo nekk message bi xam ne aussi ay borom xam lañ am na ay ndaw yu fi nekk ku ci mel ni sultaan mi macha allah am xam-xam am xam bu baax relation diplomatique bitim réew xam yu bare yoo xamante ne tey je pense que ne am na ay ndaw yu fi ne bu ñu leen ci boolee rek Sénégal dana jëm kanam te je pense que ne président wax na ko ci discours am bi weesu man yàgg naa di ko wax man depuis ma xam dem ba gis waxuma dégg de am na 12000 jeunes yu fi ne di wut liggéey te arabe la ñu jàng laa ne man toogaay waratuma kon loolu peut-être ñi nga xamante ne ñoo toog dañ ko gisagul wala en fait dañ ko yëgagul moo tax ñu ngi ñaan ñëpp ñu gën a en fait bàyyi xel programme bi li ma ko waxee sànq programme la boo xam ne 6 programme la ñu tënk ko ci 6 lettres comme ni ma ko waxee sànq ma xanaa baamtuwaar ko wax naa ko mooy KTG mooy Kolda Tamba Kédougou déjà def nañu ko bi ñu fa def li ñuy def mooy MCOF DSF maanaam mobilisation communication organisation orientation formation financement région bu ñu dem ñi fa nekk des arabophones yaa xam orientation nga bëgg da nga bëgg benn kayit fan lañ koy wutee ñu jàppale la wax na kayit bii boo demee fii lañ koy wutee fexe xam ñi ko yor contact leen pour que boo dem man la ak foo mën a bokk ñun li gars yi di wax ni gars dañuy politique dañu jàppale président Macky Sall mais yàlla dimbale nañu li ñuy wax politicien newuñu ci ñun benn jitte la ñu am mooy benn contrat la ñu am ak président Macky Sall mooy digganteem ak arabisants yi fii ak mu ngi def effort ñun ñu ngi gis ñu ngi continuer di ko jàppale ci loolu fii ak nag wax dëgg yàlla gis nañu ne effort bi mu jëloon la engagement bi mu jëloon ci côté arabisants yi mu ngi wàññeeku wala mu ngi deñ dañu taxaw dénoncé ko loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu yor wax naa ko sànq def nañu première étape bi mooy Kédougou Tamba Kolda commencé woon nañu deuxième étape bi mooy li ñu naan DLT mooy Louga Linguère Touba incha allah bu ñu fa jógee danañu def troisième étape bi mooy DTM mooy Diourbel Thiès Mbour bu ñu fa jógee danañu tëjee li ñuy naan DGPR maanaam Dakar Guédiawaye Pikine Rufisque donc lii mooy li nga xamante ne tey mbokk yi moom lañu leen indi leen comme présentation di leen wax ne ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah fii ak fan yu néew di jéggalu nag ci kàddu yu ñu fi yëkkati gudd na lool mais dara waralu ko pour rek rendez-vous bu ñu leen joxoon chaque lundi wala chaque mardi waxtaan ak yéen fi nga xamante ne liggéey bi ñuy def fan la toll falila alhamdu yàlla dogal na ne def nañu première étape bi ñu ngi waajal deuxième étape bi ñu ñaan ñëpp ñu dugal ci son loxo di ñaan arabisants yëpp ñu jege si di ñaan ñëpp nañ ko bàyyi xel fu waay mun a ne na nga ñëw financement yi comme ni ma ko waxoon projet boo am ñëwal na nga am projet wala idée projet ñëwal yàlla dimbale nañu
def nañu ci jéego yu am solo wax naa ko fi waxati ko fi donc ñun ba léegi mu ngi continuer financement yi ñu doon wax ba léegi ñu ngi continuer d'ailleurs comme ni ma ko waxee noonu ñu mujjoon a déposé ñoom ñëpp jot nañu seen financement d'ailleurs incha allah képp ku fi déposé état bi loolu la fi nekkee nañ leen di bàyyi di la wax ne financement yi amul c'est pas vrai financement yi am na DER mu ngi financé ku indi lu leer mu financé la parce que nag affaire yi du lu ñuy maye du lu ñuy séddale du parti au pouvoir parce que nañ waxan dëgg ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy attaqué DER ñu ci bare mun naa ne sax waa APR la lu tax ñu koy attaqué parce que dañu am lu ñu yaakaaroon jotuñu ko mais ñi nga xamante ne dañu yor ay projet yu sérieux ay sénégalais yu sérieux bëgg a liggéey te yàlla rek a tax ku ci am ay projet am bëgg financement boo ñëwee DER dana la financer donc maa ngi ci wu arabisant yëpp du arabisant wu APR wala PASTEF wala PDS wala sax foo mën a doon na nga doon arabophone rek yor diplôme jàng arab moo xam BFEM nga am moo xam bac nga am moo xam licence nga am moo xam diplôme boo mën a am incha allah boo ñëwee ci ñun danañ la orienter dañ la jàppale ba incha allah soxla boo am bu fajuwul 100% aussi 80% moom incha allah dana faju ñu ngi leen di jox rendez-vous fii ak ay bés yu néew incha allah di wax ne wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.